Safietou Bandiaye ci micro bi Cheikh Anta Gueye ci xarale gi ñu dooree ko ak projet extraction sable marin bi nga xamante ne rek mu ngi ci Pointe Sarène mu mel ni nag askan wi dañ cee mer loolu ndax nag jàpp nañ ni am na lu bëri loo xamante ne rek mën na leen koo yàkkal rawatina nag ak avancé géej googu nga xamante ne su moyul dinañ dem nag ba seen village boobule duñ ci tegati bët ñuy nakarlu nag lu ni mel tax rek ba ñu jàpp ni rek jot na ñu jug si leeral yi dañ ci ànd ak Pape Dieye. askan wi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci napp gi ci Pointe Sarène de dañoo am njàqare ngir xëy rek gis benn bato buy ñëw di tibb suuf si nga xam ne moo nekk seen géej gi Abdoul Khadr Ba moo yor seen kàddu. am benn projet boo xam ne dafa ñëw war a def récupération du sable marin si banc de sable yi nga xam ne ñu ngi nekk fii en face Pointe Sarène 17 kilomètres de Pointe Sarène te banc de sable yooyu servir ay doodaan si biir géej gi ba nga xam ne tey érosion côtière muy ralentir sunu côté yi askanu département de Mbour buñ ko yëgee naqarlu nañ ko parce que ñun yëguñu tinuñu. jigéen ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci napp gi foofu it ñoom tamit nee nañu ñoo lank kandaare duñ ko nangu Tane Diop moo leen waxal. géej gi ci la ñuy suturoo kon nag buñ ne dañuy tibb pour dem sëkki port Saly loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. tibbum suufu géej googu nag dina yàq géej gi waaye it dina nangu dëkk ba buñ ko dakkalul. tey ñun suñu kër géej gaa ngi koy jël kon bu ñu bëggee indil leneen loo xam ne ñun daf ñuy wóor yàlla ne lii bu amee non seulement waxuñ suñu dëkk mais li wër département de Mbour dëkk yu bëri dinañ jóg. waa Pointe Sarène nag ñu ngi fàttali nguur gi projet bi mu am foofu doon ab station balnéaire ni ko Sali doone woon Pape Dieye Pointe Sarène Zik FM. ñaari fan ginnaaw démission premier président bu cour d'appel bu Kaolack Ousmane Kane bu union des magistrats du Sénégal UMS ay tuuma nag yu graaw yoo xamante ne rek dañ ko teg ci ndoddam premier président bu cour d'appel bu Kaolack nag di indi li nga xamante ni moo di version am ci ndaje bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi maître Ousmane Kane di xamle ni yooyu tuuma yi ñu teg ci ndoddam day rek dëggal kàddu yi nga xamante ne rek fësaloon na ko ci lettre bi Léopold Tamba. ci ab janoo ak taskatu xibaar yi premier président de la cour d'appel bu Kaolack leeral na ci tuuma yi ñu gàll ci loosam nii na lépp ngi dooree ci araftu gi mu jëmale ci magistrat bii di ñàkk teewaayam saa ci liggéeyam muy ay kàddu yu magistrat ex président de la chambre correctionnelle bu Kaolack méttit lu lool mu gàll ci loosa Yaya Sy ay accusation yu mel ni moo génnee ci kaso gi kii di Oumar Gueye gu ñu tëj giiru dundam te nu mu goree ab nit ku dee ci siditu testenam gannaaw ab xeexoo premier président bu cour d'appel ni kookee benn at kott lañu ko loon ci loosam te it tëdd na juróom-ñetti atu kaso am it beneen tuuma gu magistrat chambre criminelle yëkkati premier président cour d'appel bi teggi tuuma googu ne loolu yëpp ay sos dong la ngir yàqal ko deram. tontu bu saf-sap le juge Yaya Diallo fësal wala sax def ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Kane juge Dia nag am ay tuuma yu mu tekk ci ndoddu président cour d'appel bu Kaolack kon nag lu mu néew am na lu toll ne am na lu mu néew juróomi dossier yu tàng jër yoo xamante ne rek dañ ko def te amul benn yoon ak àndul ak yoon maanaam daal dañ ci jalgati yoon Alsane Baldé ñu teewlu ko ci benn synthèse boobu les lettres bu mu ñuy defaral. pesub kanam boroom a koy fajal boppam noonee lañ mën a jàppee kàddu yi nga xamante ni juge Amadou Yaya Kane daal dina koy yëkkati kàll ko ci ndodd ki nga xamante ni mooy magistrat démissionnaire ci UMS Ousmane Kane ngir weddi tuuma yi nga xamante ni teg na ko ci ndoddam juge Yaya Dia nag daal dinay sulli yenn ci ay mbóot yi nga xamante ni magistrat cour d'appel bu Kaolack daal na koy doxalee ci liggéey bi bokk na ci lu mu koy tuumal jëm nag ci teg loxo bi nga xamante ni teg na ko loxo kii di détenu bi di Amadou Gaye ñu jàpp ni moom sax dañ ko doon tuumal rek lu jëm ci faat bakkan juge Dia daal di yokk ci tuuma yi ne dafa daal di jalgati yoon gannaaw bu may liberté provisoire kii di Khalifa Thiandoum moom sax lañ ko doon tuuma rek mooy jaawale poosam ak gafaga réew mi raf ci dolli it coowal Amadou Sène di commerçant moom nag nekkoon chef de cabinet maire mu xam ne ni sax ci boobule affaire nag mujj nañ ko caa may benn terrain ngir dàmp ko loolee mu jàppee ko nag corruption ak motivation yeneen tuuma yi nga xamante ni gàll na ko ci ndoddam ci boobule lettre nag mu di rek doxalinu yaama neex waaye it copinage gannaaw tuuma yi nga xamante ni nag becc nañ ko ci kanamu askan bi mu mel ni nag magistrat yi bi la yoon nag mënuñu woon sumb faute bi ci seen biir donte loolee moo nekkoon seen baax.
ñu wax ci coowal suuf bi am ci diggante askan wi nekk ca Tobène ak industrie chimique du Sénégal tribunal flagrant délit bu Thiès jot naa nag accord de liberté provisoire lu toll si ñaar fukk ak benn prévenu yi en attendant ñuy xaar li nga xamante ni moo di délibéré bi ñu war a fësal si ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août bi ñu jëm kon nag mën nañ jàpp ni wala sax ñu fàttali ni ñoom ñu ngi leen interpellé woon si fukki fan ak ñaar ci weeru août bi weesu ginnaaw rek coow bu amoon seen diggante te ñeel délimitation seenub suuf indi woon nag coowal suuf boobule ci diggante ñoom ak waa industrie chimique du Sénégal ñu àtte leen ngir violence ci juróomi gendarme yoo xamante ne rek dañ doon def seen liggéey waaye itam incitation à la rébellion bokk ci li nga xamante ne rek moom lañ leen di toppee Fatoumata Diop. ñoom ñëpp nekk am nañ après bàyyi ndiganiku ñoom ñoo di ñaar fukk ak benn doomi aadama yi nga xamante ne ñoo yeewoo ci Tobène ak ñett ci ay chef de village ak responsable jeune bu Tobène yi di Cheikh Top dañoo opposé woon ca juróom benn hectare suuf yi nga xamante ne moo ñeel projet d'extension bu industrie chimique du Sénégal di ICS ñoom nag ñu ngi woon ni ki tey jii ci kanamu juge bu tribunal bu flagrant délit bu Thiès ci kanamu juge ba nag Moussa Touré Malang Top Cheikh Top Cheikh Tidiane Niang ak ña ca des ñoom ñëpp nag dañoo bañ ba tëdd ci suuf ca lañu la ñuy toppee ba tax na seen avocat bokk na ca maître Assane Dioma Ndiaye maître Khoureyssi Ba ku ci nekk daal di ñaan rek njëkk ngir rek ñu daal di leen di bàyyi naka noonu procureur bi ci biir réquisitoire am juge bi nag ca mujjanteel ga daal di leen di jox bàyyi ndëgëniku ñoom ñooñee ñëpp nga xamante ne dañ leen jàppoon laata rek ñuy xaarandi fii ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août gi ngir ñu daal di xam fan la ñuy mujjee ci fàttaliku nag lañ leen doon toppee ñoom ñooñu bokk na ci trouble à l'ordre public waaye tam boole ceek rébellion naka noonu attroupement yëkkati ay kàddu yu tegginewul jëmale ko ci ab agent bu sol mbubbam. wàllum éducation ak erreur bi nga xamante ne rek dañ ko nemmeeku woon ci exercice 2 bu contrôle lii di mathématique ci examen yi nga xamante ne rek dañ ko doon amal démb mën nañ wax ni nag candidat yi ñoom ci seen bopp mënuñu woon def boobule exercice nga xamante ne ñeenti poñ lay compter ndax nag ay jafe-jafe ci wàllum technique bi waaye nag inspectrice bu Dakar moom ci boppam jàpp na ni lu ni mel dinañ ko saafara ndax yooyu les poñ dinañ ko distribuer waat élèves yi ci yeneen exercice yi nga xamante ne jot nañ ko def ni mu waree Khadijatou Diallo di IA bu Dakar ñu teewlu ko ci téléphone Alsane Balde. du am benn jafe-jafe parce que xale bi du fóotam ñoom ñoo multiplier kii bi génnul couleur bi génnul léegi xale bi mënul def kii bi su ko defoon tamit zéro lay am du ko mën a def sax donc li gën a simple mooy ñu éliminer exercice boobu te tamit na xam ne mathématique ci téeméeri point lay porté te exercice boobu 4 points kese la xam nga loolu barewul waaw léegi nag buñ ko éliminer bañ éliminer épreuve bi wax nañ ko xale yi gone yëpp wax nañ leen nañ ko tëg léegi bu ko defee ñeenti points yooyu dañ koy jël distribuer waat ko ci yeneen exercice yi des xale bi moom du ci perte dara. xale bi la ñuy desandi ba léegi ca Pikine ak élève wala sax ndongo yi nga xamante ne ñu ngi doon demal amal seeni composition ci ndox gi ndax nag salle de classe bi dafa inondé woon mu di scandale boo xamante ne rek suñu sukkandikoo si Dame Mbodj lu ñu doon xaar la coordonnateur bu G20 di xamle ni rek nguur gi wala sax tutelle bi moo jëlul disposition yi ñeel li nga xamante ne rek moo di mbënd mi Dame Mbodj ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Abdou Ndiaye. image yu ñaaw yoo xam ne metti na Sénégal yëpp frustré na Sénégal yëpp mais lii day firndeel ñun lañ waxoon ne woon nañ leen bu ñu defee examen yi ci biir nawet bi bu ñu defee ay erreur yoo xam ne ëllëg dinañu rattrapé musiba dina dal Sénégal te loolu moo ñu dal nii kaa daal lu metti la xale yi dund tey ci zone yu bari te tey jii kenn du leen defal benn faveur par rapport ak yeneen élèves yi nga xam ñu nekk ñoon ci situation boobu léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ñu xam ne lii kat loo xam ne la ñun ñëpp ñoo seetaan ba nguuru Sénégal dugal ñu ci lii xale yi nag malheureusement ñoom rek ñoo ciy perte. ministère de l'éducation nag di tontu ci bile mbir ci benn communiqué rek bu ñu fësal ñoom nag jot nañ xamle ne xale yi dañu door examen yi ba pare laata rek taw bi di sopp foofule inondé ndax système de drainage bu jaarul yoon foofule ca Sam Notaire ñuy xamle ni nag yëf yi dañu concerté wu ñi nga xamante ne rek ñoo di waa inspection bi ak kii di chef de centre bi tax rek ba ñu wéyal boobu les épreuves nga xamante ne moom dong moo desoon waaye amul lenn loo xamante ne rek yàq na ko ci doxalinu épreuve yi ndax nag mujj nañ ko amal ni mu waree donte nag amoon na ay jafe-jafe yombul woon ndax ndox bi nekkoon foofule. xibaaru bitim réew.
ñu doore ko ca Mali ak M5 mi nga xamante ne rek coup d'état bi daf leen bett ñoom ci seen bopp nag ñu ngi dajale waat ñi di seeni partisans ci place de l'indépendance bu Bamako ngir rek féete li ñu jàppee ndamu peuple malien bi ci boobule place nag ñu fàttali ne mouvement de protestation bi door na fa depuis weeru juin taxoon nag ba ñu dajale ay junni wala sax ay dizaine de milliers yi nit yoo xamante ne rek dañ doon xeex régime mu Ibrahima Boubacar Keïta. ñu wax ca Côte d'Ivoire ak commission électorale indépendante mi nga xamante ne rek mujj na joxe décision am ñeel contentieux liste électorale yi lu toll rek ci fukk ak benn junni nit yoo xamante ne dañu déposé woon ay recours nemmeeku woon ay erreur ci seenu inscription ñoom nag wala sax ay absence ci liste yi yenn ci ay ivoiriens yoo xamante ne siiw nañ lool ku ci mel ni Laurent Gbagbo Guillaume Soro ñoom nag dafa mel ni rek dañ leen exclure woon ci liste bi ñoom ñëpp sax seenu demande de recours dañ ko mujj rejeté waaye nag seenu ndimbal ñoom dinañ ko xaarandi wala nemmeeku nañ ko dañu ko fësal ngir rek contester boobule décision nga xamante ne rek tribunal bu localité boobule daf ko jox kii di Guillaume Soro André ak itam Laurent Gbagbo. ñu wax ca réewu États-Unis kon lañu jëm ak tueur bu Golden State di benn ancien policier boo xamante ne rek dafa terroriser woon Californie ci atum 1970 jàpp 1980 mujj nañ ko condamné démb nag ay peine de prison yu bëri à vie ginnaaw nag moom ci boppam bi mu fësalee njéggalam ci victime yi nga xamante ne rek amoon na ko ci kanamu boobule tribunal. Joseph James de Angelo am lu toll rek si juróom-ñaar fukki at ak ñaar daf jot naa reconnaître lu toll si fukk ak ñetti meurtre yoo xamante ne amal na ko waaye itam ay fukki nit yoo xamante ne rek daf leen a sàkk woon ñeel benn accord boo xamante ne rek wala sax déggoo bu am ngir rek tuuma yi ñuy teg si ndoddam waaye itam bañ ñu amal ko li nga xamante ne rek moo di peine